بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu seetaan ñu ngi amaat mbégte dellusiwaat fii nga xam ni mooy Belgique dëkk bu ñuy wax Obel ci colonie de vacances bu nga xam ni cellule des cadets bu daayratul Moustarchidine wala Moustarchidaat mu ngi koy amal at bu jot ci niveau axe bërëb bii ngeen gis fii la ñuy amalee colonie bi mu nekk colonie boo xam ni jotaayu lël la dajale li nga xam ni moom mooy xale yi nga xam ne ñoo composé axe Europe bi yëpp bépp secteur bu am cadet ci biir axe bi yónnee na fi ndawam donc moom ngeen gis ni xam naa dinañu dugg incha allah présenter leen colonie bi lan mooy programme bi lan la làmboog ak organisation bi nga xam ne moom lañ fi tëral. suñu xol yi saxaaru bànneex moo suñu xel yi yaa ñu fekk ci géeju mbewte du sam ya di sànni lëndëm ngelaw ku ngëlëm te ëpp suñu xol yi saxaaru bànneex moo suñu xel yi yaa tee ñu sànku tey yàlla la yàlla fay Europe yàlla dogal na dafa nekk axe boo nga xam ne ni ay pays yu bëri ñoo ko composé yàlla dogal tamit structure daayira bi yëpp nekk fi te bu ñu tuddee structure daayira bi axe Europe cellule des cadets dafa am place bu mu ko jox ndax yàlla dafa dogal ñun ñi si ëpp fii si Europe dañoo jege Sénégal ñëw fi ndax liggéey di fi defal suñu tarbiya donc bu ñu demee ba am ay doom yoo nga xam ne nii dañoo juddoo fii wala ñu juddoo Sénégal fekk ñu fii si Europe day jaadu ñu mën leen tënk si wàllu programme bu daayira bi moo tax chaque année suñu mbokk commission de l'enseignement et de l'orientation islamique lañ gën a programme boo nga xam ne dafay dellu si wàllu jàng dellu si wàllu animation dellu si wàllu formation bi ñuy def si année bi yëpp léegi bu ñu demee ba année bi jeex mu nekk grande vacances yi famille yu bëri fii si Europe dem vacances dañuy jël souvent si mois d'août bi benn semaine boo xam ne nii dinañu permettre ñu dajale fii 40 ba 50 xale yu jege si dëkk yi composé Europe yëpp pour que ñu mën a daje bi li si jublu mooy xale yi gën a xamante déjà gën a xamante mën a tamit miinante si wàllu liggéey rawatina ñi ñuy tuddee ay encadreur ndax loolu mooy tax ñoom ñu xam dëgg-dëgg lan mooy seen mission loolu aussi mooy tax ñu tàmm liggéey si seen biir de bu ñu nekkee ndaw ba bu ñu màggee doxal mbiru daayira bi da leen dëgg a yomb donc objectif bi si am mooy ñoom ñu gën a xamante gën a miinante si wàllu liggéey te xam ne ku nekk si ñoom dëkk ba nga nekk wéetoo si sa wàllu tarbiya donc loolu moo tax ñu def axe Europe te dinay permettre souvent aussi secteurs yi nga xam ne ni peut-être dañuy xaw a rawante si wàllu njàng ak yooyu yëpp ñu mën a aussi di niveler yenn niveau yi si période bu gàtt bi ñu fay nekk rawatina si wàllu pédagogie ak si wàllu organisation. xëy na ci niveau daara ji comme ni ñu ko daan defee rek dañuy wut ay matières yu nga xam ne xëy na moo gën a concerné ci wàllu niveau xale yi nga xam ne ñooy dund surtout ci niveau Europe ci boppam li ci aju ci wàllu alquran aju ci wàllu hadis aju ci itam ci wàllu fiq bi nga xam ne mënul ñàkk ci jullit bu nekk nga am yi nga xam ne moo gën a nekk lu primaire ci wàllu tahaara moo xam ci wàllu jàpp moo xam ci wàllu julleeg yooyu bu dee ci alquran na tam dañ koy séddale ay niveau yu bëri premier niveau ak deuxième niveau troisième niveau bu dee ci premier niveau bi xëy na dañuy leen di jàngal rek li nga xam ne moom moo tolloog ñoom ci xale parce que dañuy tuuti ba mu ëpp mais yu mel ne ay ayatul kursi yu mel ne ay laqad jaakum yu mel ne ñaan yi nga xam ne dañ koy def après jàpp ak yu demee noonu pour ñu jàng ko teel koo xam ne nekkee xale bu dee ci deuxième niveau ak troisième niveau ñoo bokk nu ñuy système bu ñu leen di joxe dañuy xool itam ñoom li nga xam ne mënul ñàkk ci wàllu éducation ci wàllu yar
te alquran indi ko ñu mokkal aayaat yooyu bu dee ci 3e niveau bi yaa ngi gis ni ñoo ngi leen di jàngal lépp lu aju ci wàllu pas-pas ci wàllu diine naka la ñuy wattoo seen wàllu aqida ci suratul anfal ak ni nga xam ne noonu la njaboot war a di dundee ak kilifaam. bu dee 2e niveau itam ñu ngi leen indil maanaam ndénkaan yi nga xam ne nitu yàlla boobu ñuy wax Luqmaan mi ngi ko doon dénk doomam jooju mu war a assurer avenir am ci wàllu àdduna en même temps ci wàllu àllaaxira ci mbiru boromam subhanahu wa taala. liggéey secrétariat mën nañu wax tàmbali na avant ñuy jàpp date colonie bi mën nañu wax 3 à 4 mois avant parce que presque secrétariat bi ñoo nekkoon di def réflexion pour xool si date yi ñu doon fixé et tout ça période bi nga xam ne xale yi si la ñuy gën mën a disponible si yeneen section yi comme que colonie bi dafa am yeneen secteurs yi fi nekk ndax am nañ Espagne am nañ Italie am nañ France am nañ Lyon ren muy secteur bi dugg si bu bees ren am nañ Belgique donc dañoo waroon def classement yi à travers encadreurs yi di liggéey xale yi durant année bi donc mu nekkoon travail boo xam ne préparé nañ ko avant ñu yegg si colonie bi. donc ñoom seen liggéey mën nañoo wax ni commencé na avant colonie bi avant ñu ñëw ci colonie bi donc day dellu ci lépp loo xam ne mooy recensement mooy di ko jël information yoo xam ne moo concerné cadet bu nekk ak encadreur bu nekk âge am fan la dëkk ay habitudes am yooyu yëpp daf ñuy intéressé aussi tamit repartir xale yi ci chambre yi loolu def nañ ko avant ñu ñëw repartir xale yi ci groupe yi repartir tamit xale yi ci classe yi nga xam ne ci la ñuy jàngee. aussi ren li ñu yokku ci suñu liggéey muy innovation dañu gis ne xale yi souvent ñu leen daan jox feuilles yi li ñu fi jàng wala activité manuelle yi ñu fi def day tasaaroo bu ñu ubbee seen secteurs yi des fois ñu bëgg a defaat benn activité bu ñu defoon fii wala ñu bëgg a nettali yeneen cadet yi ñu fa bàyyi dootuñu trouver daal li ñu defoon looloo tax ñu jël initiative pour defal xale bu nekk benn cahier moom la nekk di liggéey depuis le début léegi cahier bi première page bi xale bi da koy décorer après dinañ boo ko ubbee di nga trouver ci biir way yi nga xam moom lañ fi jàng ci envolée yi wala nachid yi aussi tamit di nga ci trouver tout ce qui est activité manuelle donc par exemple fi defoon nañ fi atelier culinaire ñu ci biir aussi defoon nañ fi benn activité bu tudd terrarium moom tamit ñu ngi ci biir léegi da ngay gis du coup ci biir fiche bi day am matériel yi nga xam moom lañ utiliser ak déroulement bi aussi tamit photo bi pour ñu xam mënuñu yëpp pour ñu fàttaliku ko donc cahier ñu ngi ci am au nombre de 24 mooy cadet yi nekk ci centre bi yëpp bu ñu dem ñoom dañ koy yóbbaale comme ça bu ñu demee seen mission ñu mën ko continuer ci seen secteur mooy li ñu doon wax ni cadet bu nekk bu ñëwee ambassadeur la pour bu delloo mu mën a am suivi incha allah. waaw chaque année dafay am thème central ci thème central boobu la ñuy ficeler benn liste de thèmes yu nga xam ne peut-être ci lañ gën a aborder suñu liggéey année bi peut-être thème bi mi ngi nekk Moustarchidine junior de l'éducation à la responsabilité am na ci ay sous-thèmes pour gën a mën a aborder gën a mën a expliquer xale yi lan mooy seen responsabilité bu nga xam ne li koy sous-tendre li koy tingoom moom mooy éducation bu nga xam ne nag dafay yaatu parce que ci loolu la ñu si kilifa tënk éducation bu amul benn frontière donc après éducation systématiquement peut-être responsabilité moo ci topp donc ñaari mots yooyu moom moo tënk programme bi donc ci la ñu élargir suñu programme am na ci waxam yu bëri nga xam ne yeneen responsable pédagogique yi yore programme ñoom bu dañ ci yaatal donc mais ñaar yooyu mooy volet yi nga xam ni peut-être ci la ñu gën a sukkandiku lenn jëm ci yëpp cëslaay bi alxuraan la sunna la suñu kilifa yi képp ku nga xam ne borom xam-xam la bu nga xam ne xam-xam mën na jariñ jël nañ ci rek pour tënk ci programme bi quoi. objectif bi moom weesuwul éducation ci wàllu yar foofu rek xëy na nag dafay delluwaat ci du yar kese mais xam-xam da ciy ànd moo tax bokk na ci thème yi nga xam ne moom la ñu gënoon a indi bokk na ci responsabilité bokkoon na ci li ñu tuddee wàllu enseignement ci wàllu xam-xam ci boppam xale bi yan taxawaay la ay waajuram war a def en même temps encadreur yi leen yor ci fexe ba assurer xale bi ci wàllu xam-xamu diine waaye itam ci wàllu xam-xamu adduna di leen toppatoo ci seen jàng di toppatoo itam seen éducation te da mu méngoo ak jamono tam bañ a dellu rek xëy na ci ni nga xam ne noonu la ko sunu maam bi daan defee kese waaye ñu fexe leen ba xamal leen ni lépp lu nga xam ne ñu ngi koy gis ci wàllu adduna moo xam dafa aju ci wàllu technologie wala mu aju ci wàllu sax doxinu àdduna rek kooku ñoom dañ ca am responsabilité maanaam ñoom kenn waru leen cee jiito
waruñu topp rek diine kese ba fàtte seen àdduna waaye war nañoo peeg àdduna itam di gis yàlla ci biir comme ni nga xam ne noonu lañ ko sunu kilifa jàngale. ndax maam Cheikh Ahmed Tidiane dafa wax si gàmmu bu ma jëmul gàmmu 2011 la yaakaar naa si gàmmu yu mujj dafa wax benn concept boo nga xam ne dafa révolutionnaire si wàllu enseignement ndax constat bi mu def mooy que ñuy tuddee ay xale te léeg-léeg ñuy drogué wu dafa wax ne seen moroom moo lañ koy jox ndax ne diggante mag ñi ak ndaw ñu rupture am na ba pare moom li ma gis mooy que xale mooy yar xale donc dimbali xale pour mu dimbali moroomi xaleem nee na loolu ku ko deful bu ñu defee tuuti da ngay yëg ne yàqu-yàqu dana am loolu nag moo tax ñu ne kon nañu fexe ba encadreur yi nga xam ne nii ñooñu gën a fare ndaw te am na ñu juddoo fii gannaaw bu ñu defee ñoom li ñu def si ñoom ñun ñu xaw a reculer bàyyi leen ñoom ñu def liggéey boobu donc concept xale mooy yar xale boobu moo nañ ko tuddee si wàllu tubaab éducation par ses pairs loolu aussi dañ ko jëmmal si wàllu colonie bi te mooy fexe ba ñi gën a fare ndaw yor lépp lu dellu si wàllu jàngale ak wàllu encadrement fii si wàllu cadet boo xoolee même thème bii nga xam ne sax moom la ñuy jël muy Moustarchid Junior de l'éducation à la responsabilité aussi foofu lay dellu ndax dañoo jàpp ne depuis ñu def année de la jeunesse xale yi fi jaaroon tey jii ba xëy jaar si lycée cadet ba am 22 ans 23 ans 24 ans ñooñu tey jii bu ñu xoolee socialement am na responsabilité yi ñu war a jël si penc te bu ñu nee penc daayira bi penc la mu nekk si beneen penc mu mag donc ñooñu aussi ils sont responsables donc gannaaw yar nañ leen jaaral fi ñu leen jaaral yëpp day jaadu ñoom ñu jël seen responsabilité bu ñu nee jël seen responsabilité rek day laaj xàmme day laaj jom day laaj engagement day laaj tamit nangu moo tax loolu aussi bokk na si tax ñun ñi nga xam ne ñoo gën a fare mag ñu xaw a jël recul toog pour di superviser bàyyi ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a fare ndaw ñu dugg si terrain bi pour def liggéey boobu pour que concept boo nga xam ne suñu maam moom moo ko développé expliqué ko ñu mën ko mettre en pratique fii si Europe. comme ay niveau la dafa am ñu nga xam ne peut-être rek ay cadet lañ ñun dañu ñëw rek pour jàng pour yóbbaale am na ñu yóbbaale mais am na ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal ñoo xam ni ñoom beneen formation la ñuy soxla formation parallèle ñooñu am na benn programme boo xam ne c'est spécifique moom la ñuy suivre am na ci nag ay responsables yu nga xam ne ku ca nekk am na ci benn pàcc bu ñu ci dénk bu ñu ñëwee ci camp bi yëpp pendant une semaine tous les jours presque am na ci ñoom dañu leen di ber pour defal leen formation boobu noonu parce que après fii ak année yi ñu ñoo war a taawu liggéey bi quoi kooku moom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy liggéey quoi booy xool camp bi yëpp ay formation yu parallèle la quoi wax dëgg yàlla ay formation la ay enseignement la ak yeneen activités yu nga xam ne peut-être ñeneen ñi bu ñu ñëwee mën nañ ci gën a yaatal quoi. waaw si wàllu encadreur yi bi ñuy préparer programme bi lañ di indil dañoo wax ne théorie bi defoon nañu ko te léeg-léeg mu jaaraat fi si ay séminaires yu ndaw ñu def si secteur yi ñu nekkoon dañuy dugg si wàllu pratique rappeler tuuti lan mooy encadrement si daayira bi ak lan moo tax ñu koy def donc loolu mooy cadre bi bu ñu paree si kooku ñu wax nit ki encadré moom mooy kan dafa nañ fi profil de l'encadreur mais bii dañu indi jikko yi nga xam ne ni encadreur bi moom la war a làmboo surtout dal si wàllu philosophie du guide te mooy si ñoo xam ne Moustapha Sy li muy woote ñu fexe au lieu que chaque fois ñu wax connaissance du mouvement ñu indi philosophie du guide fexe donc ba ñoom aussi loolu aussi ñu mën cee mandi tuuti beneen aspect bi nga xam ne nii indiwaat nañ ko aussi dafa dellu si aspect pédagogique te mooy naka la ñuy yore classe naka la ñuy defee animation naka la ñuy mën a développer suñu communication diggante encadreur bi ak cadet bi pour que transmission bi mën a yomb ndax li ñu sant mooy ñu transmettre ay valeurs donc moo xam si wàllu njàng lay dellu moo xam si wàllu def lay dellu moo xam si wàllu excursion lay dellu bu si nekk ban pédagogie la laaj ak surtout pédagogie bi dellu si wàllu discours ndax loolu dina permettre encadreur pour ñu mën di comprendre suñu kilifa naka lay construire discours am bu ko defee bu ñuy réécoute mu gën a yomb ñeenteeli état bi nga xam ne moo dellu si wàllu formation bi mooy aspect animation bi créativité c'est-à-dire que tey encadreur bi par rapport à situation yi mu dund naka lay jekkee mën a créer théâtre mën a créer way mën a créer activité boo nga xam ne nii dana liggéey si wàllu psychomotricité bi nga xam ne nii xale bi da koy soxla gannaaw ba ñu travailler li dellu si wàllu affectivité muy sentiment bi yëg-yëg bi ak li nga xam ne moo dellu woon si wàllu xam-xam bi donc parce que ñett yooyu ñoo ànd mooy wàllu xam-xam bi
wàllu motricité bi ak wàllu yëg-yëg ñett yooyu moom la ñuy liggéey si xale yi moo tax ñu préparé sa encadreur yi si wàllu formation bi nekk si colonie ren yi. jafe-jafe yi moom du mën a ñàkk mais toujours dafay delluwaat surtout ci wàllu langue parce que bu fekkente ne ci dëkk yu bari lañ jóge ñu jóge France ñu jóge Espagne ñu jóge Italie xëy na toujours xale fa muy dund rek langue boobu lay gën a adopté waaye ñun dañuy fexe boole leen ñoom ñëpp ci benn langue bu nga xam ne mooy suñu culture te mooy olof bi nga xam ne buñ sañoon ñoom ñëpp dañ koy assurer parce que dañuy wax ni nit bu xasee ñàkk langam rek ñàkk na culture am moo tax daanaka ñooñu jafe-jafe ñi foofu lay dellu maanaam fexe ba langue bi boole leen di leen di firi lépp ñu leen koy firi ci langue wolof ñoom tam ñuy def yitte di jéem loolu nekk ci ñoom parce que xam na ni wolof moom bu ñoom ñëpp bokkee dégg wolof rek jafe-jafe ñu dafay daal di wàññeeku. maa ngi tudd Ablaye Ndiaye jugee Italie bon biñ accès fii encadreur yi dalal ñu xamal ñu lieu bi lan la ñuy xaar ñun ñoom si ñun liggéey yiñ fi war a def yëpp ak lan lañ war a yóbbaat suñu accès suñuy dëkk ba pare tënk lépp si respect suñ biir ndax sans loolu duñ mën a dem xamal nañu suñu aada suñu cosaan pour ak nan la ñuy trier kii nii mbalit ji pour bañ a wër suñu jaww bi. Khalifa, Marseille. J'ai appris la case de Jacob. Rasoulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim. Après accrochons. Allahu la ilaha illa huwa hayyun qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi بما شاء وسوى السماوات والأرض ولا يفيدنا وهو الواسع آمين. Hola, me llamo Abubakar Diop, vengo de Valencia y he venido a Bélgica para la colonia de vacaciones. Nosotros nos levantamos muy temprano y después rezamos y nos vamos a correr, hacer ejercicio y eso por el campo, y después desayunamos y comenzamos a aprender lo que he dicho antes, al Corán, al Hadís, fiqh. Nosotros hacemos trabajos manuales que hacemos nosotros mismos en grupo, como un cocodrilo con perlas, una bolsa de papel y otras cosas. De Senegal nosotros hemos aprendido, por ejemplo, de Senegal antiguo, que había unos imperios como el de Jolof, otro de Cayor y otros. Y después hemos aprendido las regiones que hay, son 14, y también hemos sabido nosotros de dónde vienen nuestros padres. Hemos aprendido todo de Senegal y de dónde vivimos y de todo eso. Hoe ik heet? Ik heet Mustafa Bachir Matthijs en ik kom uit België, in Brussel in Schaerbeek. Wat wij als eerste doen als wij opstaan is we nemen douchen, we gaan ons gebed doen, dan doen we een beetje sport buiten om een beetje warm te worden en onze conditie niet te verliezen. En daarna gaan we Koran leren enzovoort. De Koran en de Hadith leren we. We leren dat elke dag. Elke dag krijgen wij een stuk van de Koran en we moeten dat kennen tegen de volgende dag, samen met de Hadith en de fiqh. We hebben leren zelf een zak, een milieuvriendelijke zak leren maken voor een milieuvriendelijke zak om zelf al onze spullen erin te steken. En dus zo kunnen we minder afval produceren. Dat is gemaakt en we hebben koekjes gebakken. We doen heel veel activiteiten die we
door heel veel activiteiten die ons leren dat wij nog niet hebben gedaan. Bijvoorbeeld enkele mensen die dat nog niet hebben gedaan, die doen dat dan hier enzovoort. Over Senegal hebben we heel veel geleerd. Bijvoorbeeld dat vroeger dat niet echt, dat er eigenlijk meerdere rijken waren. Dus bijvoorbeeld je hebt het rijk Kayor of Sine Saloum of bijvoorbeeld Jolof enzovoort. En daarna hebben we geleerd wie daarvan afstamt en nu weten we echt wie van waar stamt, uit in welke gebieden ze waren. En we hebben ook nu geleerd welke presidenten er waren en ook in hoeveel stukken dat Senegal is gedeeld en in hoeveel provincies dat ook gedeeld is. Aston de Lyon, en France. D'abord on se réveille, après on fait la prière. Et après on va faire du sport pendant une vingtaine de minutes. Après on prend le petit déjeuner et après on va apprendre avec notre stage. Moi je suis dans le niveau 1 et on apprend des hadiths et tout. On a appris des hadiths sur la solidarité et la fraternité entre Moustarchid. On a appris quelle sorte d'eau avec laquelle il fallait faire les ablutions, qu'il fallait que ce soit de l'eau propre. Et on a appris 3 sortes d'eau propre. L'eau propre qui peut faire les ablutions, l'eau qui est propre mais qui ne peut pas faire les ablutions, et l'eau qui n'est pas propre et qui ne peut pas faire les ablutions. On a parlé du Sénégal d'avant, on a parlé des différentes régions, de leur nom d'avant et de leur nom de maintenant, et on a appris aussi chacun d'où ils venaient. Manfatou Ballano. Dall'Italia. Diciamo che è stato bello e che mi è piaciuto molto come gli insegnanti ci hanno insegnato, che ho imparato anche la mia religione e Allah come ci ha creati, e Allah cosa ha scritto nel Corano e anche cosa ha detto Yonent bi sallallahu alaihi wasallam dentro hadithi, cose molto importanti. Quello che mi è interessato di più è in Ahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yonent bu tedd bi nee na inna allaha karimu yuhibbul karima wa yuhibbul mali akhlaahi, mooy que yàlla ku baax la, ku màgg, ku bëgg lu baax ak ku bëgg jikko yu baax. Bintou Ndoye, tu viens d'où? De la France. Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer? Le jeu qu'on avait fait, ça s'appelle le jumelage. Jumelage, comment ça fonctionne? En fait, on doit faire un tirage au sort. Après, on doit échanger avec un cadeau avec quelqu'un. Et moi, j'ai échangé avec un tonton. Et en échange, il m'a donné un t-shirt. Tu as reçu un cadeau comme t-shirt. Tu peux nous faire voir? Comme ça. Sur le t-shirt, il y a... Qu'est-ce qu'on a écrit? Il y a mis cela. C'est quoi le but de ce... C'est d'échanger nos cadeaux avec quelqu'un. Oui. Un sablier avec de l'eau et de l'encre. tey suñu spécialité ñu ngi nekk di préparer sebon bi donc tata bi si waañ bi moom dañ ko raxasal jën bi ñoo ko daggan nii mu préparer ñu sauce marinée bi ak mbokk Bachir ak Fara ñoo nekk di def lakk bi nii parce que buñ ko lakkee nii mooy gën a dàq jën bi quoi dañu booyal suñu matt ak yooyu yëpp donc style barbecue donc ci lañ nekk bu ko defee moom mi ngi nekk di defar ñànk tamam ak ay soosam ak bëjëg beeg yooyu yi ciy def quoi bu defee di ko ñun ñu jàpp si liggéey bi noonu. oui nañ ko mariné nañ ko teg nañ ko si taal bi nii ñu ñor nànk-nànk di nañ ko diwlin bañ mu jàpp si grillage bi dañ koy bàyyi quelque temps rek après ñu wëlbati ko mu ngi ko préparé en même temps ñu mën a mariné ñuy des fële bu ko defee ñu teg ko bàyyi ko nànk mu ñor nànk-nànk bu ko defee après ñu xool waa waan ñu fu ñu toll rek ñu yàq affaire yi.
boo leen paree rek la wala dañ leen tënk si wàllu temps. non togg bi dañoo tënk si wàllu temps parce que comme dañoo jox grille boo xamante ne lépp loo xamante ne su heure togg bi passé wee rek dafay répercuté wu toute la journée si programme yi nga xamante ne moom moo des si journée bi loolu moo tax à chaque fois temps heure bi nga xamante ne moom lañ joxe pour heure lekk bi à chaque fois foog ñu koy respecté. ni ñu waajalee suñu cuisine comme ni ñu waajalee suñu programme culinaire rek noonu la ñu waajalee suñu cuisine parce que cuisine moom balaa nga kaa préparer il faut nga xam déjà nombre de personnes yi participer ci colonie bi ak dañ ci basé aussi ci tranche d'âge bi bu ñu xamee yooyu yëpp nag ci la ñuy doog a préparer suñu menu pour une semaine. waaw bu fekkee ci nombre de personnes bi moom parfois du poser problème parce que fii nii ñun ñëpp dañuy jàppalante ndax moniteurs yi ak ñëpp même ñi nekk en formation sax dañuy jàppale ci waañ bi mais dañ koy organiser ba du gàllankoor programme bi donc ku ci nekk heure bu ca sa programme jotee da ngay dem defi sa programme ñu yónnee la keneen mais dina am ñaar ñoo xamante ne dañ leen choisir ñoo xamante ne ñoom ñooy comité cuisine bi ñoom ñoo ñuy jàppale ci presque journée bi yëpp te ñooñu aussi dañuy participer ci programme colonie bi. bu dellu ci wàllu menu bi dañuy koy jéem a def pour ñëpp sentir ci seen bopp du coup dañuy def añ bi dañ koy def plat sénégalais lay doon d'office pour ñi nga xamante ne peut-être en général ñi fi ñëw ñëpp dañuy xam déjà plat sénégalais mais reer bi moom dañuy def plat dëkk bu nekk dañu fay jël benn plat muy plat européen moom la ñuy def reer bi si ko defee day nekk découverte ci ñenn ñi am ñoo xamante ne aussi seen plat lay doon. waaw bu fekkee ni ci heure bi nag foofu la affaire yi xaw a compliqué tuuti parce que dinañuy def ba duñu tardé ci benn heure parce que colonie programme bi heure boo tardé journée bi yëpp day répercuté wu léegi ñun dañuy def bu ñu julee fajar en général du ñu tëddaat ci lañuy préparer suñu programme ñoom bu ñuy dem defi seen envolée ñun ñu ngi ci wàññi pour préparer seen ndékki bu ñu paree ci ndékki rek dañuy enchaîner añ bi bu ñu paree ci añ bi aussi dañuy enchaîner reer bi te bu ci nekk dañuy jéem def le tout ba respecter heure bi ñu wax ne heure boobu la añ bi war a pare parce que bëgguñu bu ñuy def bilan ñu ne waa waañ bi ñoo ñu tax de te wax dëgg yàlla bu retard amee rek programme yëpp day chamboulé. suñu xol yi saxaaru bànneex moo suñu xel yi yaa ñu fekk ci géeju mbewte du sam ya di sànni lëndëm allahumma barik lana fiima razaqtana wa qina adhaban nar bismillah kade mustarsidin kade mustarsidat ñu ngi delloo ñu koy Muhammadul Mustafa gàcce nga lama bu yàlla moo la jël def na sunu xol yi mu doon sax ñun duñu la fàtte defar ashhadu anna Muhammadan rasulullah ashhadu anna Muhammadan
yàllaa ngi dogal ren équipe d'encadrement bi ñu ko seqal dénkoon ñu li dellu ci wàllu travaux manuels activité manuelle mu mel ni partie la boo xamante ni dafa am important ci biir colonie bi ndax dafay travailler psychologiquement ci xale yi ndax après cours religieux yi culturel dafa laaj mu am benn aspect bu muy travailler ci cadet yi pour que li ñu jël ci religieux bi am tuuti beneen rythme bu ñu jël ñu xaw leen dalal tuuti ci wàllu jàng ci niveau culturel bu delloo ci wàllu aspect yi nga xamante ni bon culturel li ko tënk moom mooy li dellu ci wàllu activité manuelle li dellu ci wàllu chant li dellu ci wàllu lépp lu dellu ci wàllu sport lépp lu dellu ci wàllu envolée mooy partie bi nga xamante ni moom mooy andi un peu lu ñu mën a tuddee beneen image bu dellu ci wàllu diversion donc du diversion yenn diwale mais si biir enseignement bi lay dellu ndax xale day soxla parfois benn environnement bi si wàllu travail bi muy travail ci niveau classe yi wante soxla beneen partie boo xam ne day dalal xelam moo tax côté culturel yàllaa ngi dogal ren ci liggéey ñu liggéey avec yenn si activités yi mu dellu ci sac en papier tey jii kuy dem marché wala kuy dem boutique soo jëndee benn yére dañ lay defar sac yooyu ngir yàlla ak protéger l'écosystème wala protéger la nature ndax bëri na ku jënd si jënd mbuus ba pare sànni ko donc ci biir loolu ñun ñu jël initiative jàngal xale yi tey jii suñu bëggoon defar seen cadeau bopp ambaleel ko seen bopp mbuus bi ñu koy dugal ñu defal leen ko ci ñu jàngal leen ko nu ñu koy defee te am nañ ci yaakaar ni tamit aussi assimilé nañ ko. beneen bi nga xamante ni moom nañu utiliser moom mooy yàlla dafa dogal nii mën nga jël ay perles dañoo jël lu ñuy tuddee crocodile en perles nag perles yi bon da ngay jël ay perles defar ci animaux mu mel ni activité la boo xamante ni dañoo bëgg a travailler li nga xamante ni moom mooy cadet yi am benn genre ay active si nga xamante ni moom mooy seen xel xalaat tuuti ci wàllu création. donc tey jii mën nga jël perles yi nga créer ci lu la neex ci animaux yi mais ñu jël crocodile travailler ci ak cadet yi pour lan ñu gën a travailler seen imagination si naka la ñuy dugalanteeg perles yeeg yooyu noonu mu doon loo xamante ni tey jii mën nañ ko def mën nañ ànd ak crocodile yi def ko seen porte-clés di dem ak moom fu leen neex loolu lañ ci jubloon comme objectif. beneen bi moom mooy li ñuy woowee terraterium day dellu ci wàllu protéger la nature. ndax lan gis nañ aquarium de sur la mer maanaam bi ngay aquarium boo xam ne ni day am ay jën ak gis aju mais ñu décider créer benn pot de fleur boo xam ne dafay naturel boo xamante ni yaa koy defar écologiquement du am benn loo xam te ni day am produit chimique ndax bokk na ci activité yi nga xam te ni moom lañ travailler ci colonie bi ren moom mooy ñu lépp lu dellu ci wàllu nature écosystème travailler li nga xamante ni moom mooy recyclage fexe ba cadet yëpp ay tey balaa ñoo jóge fii xam naka nañuy recycler ci seen kër yi naka la ñuy sàmmee nature bi donc yooyu yëpp bokk na ci programme culturel bi. benn bi nga xamante ni moom mooy li fondamental ci programme culturel moom mooy ñu fexe ba xamal leen liy dellu ci connaissance du mouvement ndax falata la ñu xamal cadet bi kan mooy Seyd Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy hafizahullah wa doara xamal cadet bi kan la amal affaire. donc yooyu yëpp ñëwoon nañ ko ci biir colonie bi ànd ak mbokk yi teewul mën nañ ne majorité cadet yëpp Europe lañ juddoo ci biir juddoo Europe boobu fexe nañ ba ci biir colonie bi ñu jàngal cadet yi Sénégal mooy carte Sénégal mooy lan cadet bu nekk tey jii xam na su demee Sénégal lan mooy village am dina ko mën a xam ci carte Sénégal donc objectif bi nekkoon ñu fexe ba jàngal cadet yi Sénégal mooy lan Sénégalu démb ak Sénégalu tey ci wàllu tradition. colonie vacances bi dafa xaw a spécial on peut dire parce que ci biir colonie bi ñun ñi nga xam ne ñun lañ dénk encadrement bi dañ see amaale aussi formation du coup ba ñu décidé ne dañuy def colonie ñu tànn thème central colonie bi mi ngi nekk Moustarchidine Junior de l'éducation à la responsabilité pour que ñu mën a gën a détailler thème bi gën ko mën expliquer ñu nekkoon nañu wut ay sous-thèmes
yoo xam ne yëpp dañuy dellu ci thème central bi loolu tax ci programme bi ñu décidé aborder thème par exemple kan mooy Moustarchidine Junior ak fondement bi maanaam mérite moralité maturité naka la Moustarchidine Junior di nekkee ci société du ko cadre fraternité solidarité yëppay dugg ci biir yan ñooy inconvénients yi nga xam ne mën nañoo egg ci Moustarchidine ci ki nga xam ne moom la ñu woowee Moustarchidine Junior bu ñu paree ñu def benn synthèse te mooy yan stratégie la ñuy def pour que li nga xam ne moom la ñuy woote mu nekk ci ñun su loolu weesoo ñu def 3 groupes de travail donc d'une côté am nañu ñi nga xam ne ñoo concentré aussi volet religieux bi maanaam lépp lu dellu ci wàllu jàng bi surtout ci côté religion volet culturel mooy ñi nga xam ne ñoo fi jàngale aada ak cosaan aussi tamit di concentré aussi li concerné sport ak animation ñu am enfin volet organisation nga xam ne ñoom aspect yi concerné colonie bi yëpp ñoom lañ ko dénk donc ñu créé fi benn organigramme nga xam ne ñoom ñooy entre guillemets diriger colonie bi parce que en fait entre guillemets parce que ñu ñëpp encadreur lañu ñu ñëpp ñoo bokk responsabilité dafa fekk rek liggéey boo ko organiser ci lay gën a yomb pour que nga jaarale ko yoon loolu tax mbokk yi désigné ma dénk ma direction bi ñu am aussi ñaari secrétaire am ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee responsable pédagogique maanaam ñi nga xam ne ñooy toppatoo programme bi di xool ndax cadet yi ñi ngi suivre ñi ngi apprendre enfin ñu am cellule logistique suñu mbokk yi su ko defee colonie bi une semaine la du 16 au 23 ñu ngi ko defee Belgique ci benn dëkk bu ñuy tuddee Obel boo leen xoolee dëkk bi di ngeen gis ni ci biir nature lañ nekk ci biir environnement bu isolé donc presque mën nañoo wax ni ñun rek ñoo fi nekk pour deux raisons bi ci njëkk mooy que am na activité bu mel ne colonie il faut nga sori lépp loo xam ni tentation la il faut nga sori lépp loo xam ni mën naa perdre loo cadet bi attention loolu tax ñuy faral di seet lieu yu isolé aussi tamit ren dafa am lu ci yokk te mooy que ci biir thème yi nga xam ne volet culturel bi moom la indi daf see am boo xam ne day dellu ci wàllu nature parce que chaque année dañuy ñëw ci endroit yoo xam ne panorama bu nature bu extraordinaire la ñu am mais c'est essentiel aussi ñu xam importance su nature du ko jot nañoo jàllale ay cours yoo xam ne day dellu ci nature boo leen xoolee ci travaux manuels yi am na ay travaux yoo xam ne ci nature la ñuy dellu dem nañ ba jàngal leen sax naka la ñuy trier tout ça pour que même bu ñu delloo seeni kër ñu mën a def attention pour que ñu mën préserver nature bi. waaw bu ko ni thème central bi mi ngi dellu ci Moustarchidine Junior loolu tax ñu ni kon parrain bi maam Cheikh bu sëñ Moustapha la war a doon parce que bu ñu xoolee bokk na ci ñi nga xam ni moom lañ parrainé Moustarchidine Junior aussi tamit maam Cheikh mi ngi représenté jeunesse boo leen xoolee encadreurs yi nga xam ne ñoo composé équipe d'encadrement bi ñoom ñëpp ay jeunes lañu il y a 3-4 ans ñoom ñoo nekkoon ci place su cadet yi ñoom lañ daan defal envolé ñoo daan suivre cours yi du coup loolu tax ñu ne thème central bi na nekk loo xam ne cadet yi mën nañ see jëlee leçon mais que aussi mu représenté ñu te maam Cheikh aussi dafa jël engagement wam ci côté daayira bi ci côté yëpp mais surtout ci côté daayira bi mu nekk suñu royukaay looloo tax ñu ni jaadu na ñu parrainé ko kon colonie bi ren am nañ 40 personnes yoo xam ne participé nañ ci colonie bi am nañ 24 cadets 5 formateurs ak 11 encadreurs muy formateurs yi ba ci cadets yi bokkuñu ay réew yu ñu jóge parce que am na cadets yoo xam ne Italie secteur centre lañ jóge ñi jóge secteur nord am cadets yoo xam ne Belgique lañu jóge am cadets yoo xam ne Espagne lañ jóge am cadets yoo xam ne entre France A ak secteur français lañ jóge donc am nañ presque ci secteurs yi composé axe Europe bi yëpp am nañ ay cadets yu fa jóge ren sax am nañ benn nouveauté te mooy que secteur Angleterre
envoyé nañu pour la première fois benn moniteur mu nekk loo xam ne mbégte la si ñun parce que mi ngi ñuy won ni ñi ngi élargir axe bi ñaan nañ yàlla bu déwénee même seeni cadet ñu ñëw et loolu la ñuy ñaan ba nga xam ne bépp réew boo xam ne mi ngi si Europe mu ñuy envoyé seeni cadet ñu mën di defandoo colonie bi ensemble. waaye yow waxuma ne woon nga jël sa daal yi daal di tonton Badou yi nga yóbbu ko ci këram nee naa da koo fàtte wane nga topp sa téléphone bi ba taloo dara yow de jaaxal nga ma. dëgg man sax damaa war a génn dem sa kër bàjjen damaa soxla dégg nga waaye yaa may déglu. waaw maa ngi déglu bu baax kay. dëkk naaj bi tey dafa tàng soo paree nag ma roosal garab yi te nga woo sa maam dafa tawat temps yi sànq ba léegi maa ngi koy wax dem ba léegi sax laay wax. yaa ngi naan dégg nga li ma la wax. waaw dégg sax man lan laa la wax. dégg nga ma roosal sama maam woo plante. lii lu mu doon. ñun ndaw ñi maanaam système bi wala sax suñu njiiti may nañ ñu sabaru may nañ ñu football comme ni ñu nekk def liberté la passion la mais nag war nañu am beneen liberté moo di ñu jël suñu engagement soit ci diine wala si suñu réew. yaa ñu fekk ci géeju mbewte dusam ya di sànni lëndëm ngelaw te ëpp suñu xol yi saxaaru bànneexu suñu xel yi. xam nga man ko doon waxtaan ak suñu responsable ak suñu mbokku Ousmane di ko wax ne ren dafa am benn atelier bu ñu créé si encadreurs yi boobu des tubaab concept bi team building la tudd te mooy construction d'équipe mais foofu dañoo jël sujet bi nga xam ne moo nekk ci biir parce que li ñu si visé mooy ñu mën a liggéey ensemble mën a miinante mais ñu jëleen sujet boo xam ne nii dana permettre ñoom bu ñu ko liggéey ba pare conclusion yi axe Europe mën ko utiliser ndax tey jii bokk na si problématique axe Europe mooy ñu travailler si ay méthodes ak ay moyens de financement suñu activité lu romb cotisation wala budgétisation donc boobu benn moitié encadré di ñu ngi ciy liggéey war see rendre seen conclusion tey ci ngoon beneen aspect bi mooy tey ji dañ la wax ne ñu travailler bu doon tey ji si wàllu commerce ñu tudd wàllu marketing maanaam daayira bi li nga xam ne nii moom la nekk muy aw mouvement spirituel ñoom tey ndaw ñi bu ñu leen waxoon nañ dem tasaare ko ci àdduna bi yan méthode lañ xalaat ne war nañ koo mën a def donc loolu aussi ñoom ñu ngi ciy xalaat te mooy tey jii fexe par exemple ba population autochtone yi dugg davantage si biir daayira bi bu population autochtone nag mën na nekk ñu jóge si immigration yeneen dëkk ñëw fi waaye surtout ñi nga xam ne nii ay tubaab la ñu fekk leen fi ñu juddoo fi donc loolu ñoom ñu ngi siy liggéey te loolu aussi mooy permettre que ñu mën a ubbi message yu Seydou Mouhamadou Moustapha si Europe fii te loolu lu ñuy tuddee langue lu si am solo la te gannaaw xale yi fi la ñu juddoo jàng si école tubaab bi li ñu mën si espagnol mën ko si italien mën ko si français amaana ñun ñi peut-être dinañ si am ay limites donc loolu aussi si nga xam ne axe bi dina ko xaar si la bokk moo tax suivi bi li échantillon la bu ñuy liggéey rek bu ñu fi jógee am na documents yi préparé ba nga xam ne nii secteur bu nekk xale yi ñëwul colonie ak encadreurs yi ñëwul dañu mën a jaar si programme bi durant cette année bi ñu déplacé ay yeneen encadreurs ñu jógee yeneen dëkk di fekki ay yeneen mbokk si yeneen dëkk pour di ànd ak ñoom formation yooyu souvent vendredi samedi dimanche tey nekk bu ñu fi jógee jàll beneen dëkk vendredi samedi dimanche bu defee bu ñu ko defee balaa déwén dañ jàpp ne donc fu mu war a yëg si Europe yëpp nañ fi yegg bu defee liggéey bi gën a mën a am solo daal si côté boobu. Serigne Moustapha mooy suñu chef de guerre mooy suñu responsable moral mooy ki nga xamante ne bu dul tool moom duñ nekk fii ndaxte Serigne Moustapha bu dul tool moom duñ xamante sax mais man dama bëgg Serigne Moustapha dama ko bëgg ba nga xamante ne li may regretté sax mooy li ma yéex a dugg ci daayira bi parce que ba ma dugg ci daayira bi yàggul noonu mais li ma ci jàng bëri na trop li ma ci jàng bëri na tamit moom tamit gën naa tax tey ji ma ñëw fii ma fas jom pour nga xamante ne ci man la ñuy topp ma mun leen encadré ba nga xamante ne man ni ma xamee Serigne Moustapha ñoom tamit incha allah ñu xamee ko noonu. Serigne Moustapha nag nekk dafa ñëw ba ci man jàngal ma
parce que Serigne Moustapha bi muy wax ay discours am dafay wax ci ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi bokk ci daayira bi mais Serigne Moustapha moo tax ma xam ki ma doon moo tax ma xam samay ay valeur moo tax tamit ñàkk ma dara lu ma am ma doyloo ci. Serigne Moustapha è il nostro responsabile morale, diciamo in italiano così. Poi è il nostro, come si dice, protettore, però non è praticamente come Allah, non è arrivato a come la superiorità di Allah, però possiamo dire che è molto sviluppato, ha tanta coscienza, ha tanta intelligenza, è molto bravo a lavorare e diciamo che lui è il formatore dei Dairatul Mustarshidin e Mustarshidati e io lo considero come una persona grandissima per me. وإذا قضى لم يقترب ليغوز ما يحظي به الهوى جاء كل قضاء إن الجهالة في زمان رذيلة والعقل شر حكاية وشقاء هذا تجول لا يفيد إفادة معلومة إلا أقل إيذاء فئة تشد إلى النجاة رحيلا وترود نحو ظلالها توسيلا هذه بهمتها العلية أوغدت تؤتى بهمتها هدى وسبيلا من لي بنفس تقتفي آثارها وهدى تعد على النجاة دليلا فئة تشد إلى النجاة رحيلا وترود نحو ظلالها توسيلا هذه بهمتها العلية أوغدت تؤتى بهمتها هدى وسبيلا من لي بنفس تختفي آثارها وهدى تعد على النجاة دليلا فئة تشد إلى النجاة رحيلا وترود نحو ظلالها توسيلا Alama